asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen rubrique Sud Fiscalité Sud FM seen rajo ànd seek waa DGID di leen ko dégtal ñaari ci ay bés yu nekk tey ji nag dañuy dalal kii di Mamadou Awa Fall di inspecteur principal des impôts des domaines nekk chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 3 yor wàllub bâtiment travaux publics secteur immobilier ak régime dérogatoire ci DGID monsieur Mamadou Awa Fall ñu ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeur Sud FM yëpp. tey jii ñuy waxtaanee wàllu contrôle fiscal ndax mën nga wax suñuy auditeur lan mooy contrôle fiscal ak lu tax ñu war a contrôler. waaw contrôle fiscal mooy boo ko déggee droit bu jox nguuru Sénégal pour mu di saytu déclaration impôt yi ak entreprise yi ñuy fay ci suñ bureau yi dañ jox benn droit waa administration pour ñu dem di ko saytu ndax ñi ngi koy def correctement. pourquoi ñuy contrôler ndax booy xool Sénégal. suñ wàllu impôt dafa basé wu ci confiance ça veut dire que nit ki mooy bàyyi ba weer wi dee wala at mi jot dee mu ñëw ni la man de lii laa gañe bu ko defee ñun dañuy jël impôt bi rek ci ay waxam waaye nag nit loo ko wóolu du tee ngay saytu bu baax di xool ndax li muy wax am na ndax mën na wax wàññi mën na wax aussi fekk bi muy wax it dafa juum moo tax ñuy dem di saytu ndax li ñuy ñëw di ñu ko wax ñu ciy jël impôt bi méngoo na ak dëgg-dëgg li am. yan façon wi contrôle moom moo am. waaw ñun boo xoolee fii ñaari contrôle la ñuy faral di def contrôle bu njëkk bi mooy comme impôt yi dañuy ñëw di ko fay di ñu jox déclaration yi ñoom li ñu indil ci bureau yi mën nañ toog ci bureau yi saytu ko gis ni am na ay rëkk-rëkk. bu ko defee ñu rectifier ko loolu mooy contrôle sur bureau duñ bouger suñ bureau la ñuy toog daal di saytu këyit yi ak déclaration yi beneen contrôle bi nag dañuy suñ équipe yi dañuy dem ba ci biir entreprise bi def fa ay fan mën na ne ay weer xool seen comptabilité bi xool seen déclaration yi xool seen organisation xool seen lépp pour xool ndax li ñuy ñëw di ñu ko dégtal méngoo na ak liñ fekk ci sur place léegi bu amee aussi ay rëkk-rëkkit léegi ñu rectifier ko. waa ñaari contrôle yooyu la ñuy faral di def. léegi ndax am na ay garantie yoo xamante ne jagleel nañ ko ñi di waay jëfandiku yi. waaw am na ay garantie yu bari parce que comme contrôle bi dañuy saytu dinañ leen wax ni ñi ngi saytu seeni këyit ñoom aussi dinañ ni leen comme mbirum impôt dafa xaw a compliqué ñu wax leen ñu dem wut ñu jàng impôt ñu ñëw teewal leen di leen xoolal ndax li leen administration di jiiñ am na dinañ leen aussi permettre lépp luñ gis duñ ko nëbb dinañ ko waxtaan ak ñoom ñu joxe ci seen xalaat ba xam liñ leen di jiiñ am na am déet. ndax am na ay recours yoo xamante ne taxawal nañ ko ci wàllum contrôle yooyu la. waaw wàllu contrôle yooyu am na ay recours ndax comme ay équipe ñooy dem di def liggéey bi may nan entreprise bi bu fekkee liñ ko teg jaarul yoon mu wax ak suñ kilifa gu mag gi nekk fii di directeur général des impôts léegi directeur bi dina ñëw àtte suñ diggante entreprise bi ak ndaw yi nga xam ni ñooy dem ci terrain bi bu fekkee ñun dañoo juum directeur bi annuler impôts yi bu fekkee ñun ñoo nekk ci dëgg directeur bi day ànd ak ñun waaye même moom sax bu directeur bi ànd ak ñun am na droit ni man ànduma ak yéen ñi doon def liggéey bi ànduma ak seen kilifa aussi daal di dem tribunal dem yóbbu mbir mi tribunal magistrat yi àtte ko boobu mooy recours juridictionnel waaye nag bala ngay mën a dem tribunal il faut nga boole kilifa gi ba pare c'est-à-dire que mënoo fee jéggi kilifa gi dem di boole tribunal te kilifa gi àttewul ba pare moo tax ñu ni recours bi ngay def ci suñ kilifa gu mag gi préalable maanaam moo war a jiitu boole gi ngay boole ji tribunal. Mamadou Awa Fall ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm bu baax di gërëm bu baax seen auditeurs yi. di fàttali rek ne inspecteur principal des impôts et domaines nga nekk chef bureau contrôle spécialisé numéro 3 yor wàllub bâtiment travaux publics secteur immobilier ak régime dérogatoire mbokk yi fi la ñuy tàggatoo ak yéen di leen jox dig daje fii ak ñaari ci ay bés.